asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf mbokku téléspectateur ak téléspectatrice bu télévision nationale El Mauritania mais également jërëjëf téléspectateur ak téléspectatrice bu émission xeltu gaaw bu jot ci fukki waxtu ak benn jotee ñu ànd ak yéen ngir leen dalal ay kàngam ci biir réew mi ñoo xam ne daanu ànd ak yéen di waxtaan ak yéen lépp loo xam ni xew na ci biir réew mi tey jii nag ci seen 47e numéro di 216e numéro bi xeltu juddoo ak léegi tey ji ñu invité beneen kàngam ci biir réew mi waaye du ñu yàgg comme ni ñu koy defee ànd ak waa régie Gleb Ahmed nekk fële ca fi nga xam ne mooy Ingest VTR Salma Naji nekk fa communication ki nga xam ni moom mooy Mohamed Tra ànd ak ñun son Fatimetou Mawlut ak Moustapha Mohamed ànd ak ñun ci wàllu son sunu coordinateur comme d'habitude Dahman lan ci àndal di ko jaajëfal bu baax ci liggéey bu mucc ayib bi nga xam ne mi ngi koy def ak ñun sunu réalisatrice tey jii du bu Aïcha Tahar mais également nga xam ne nag ñoo ànd ak ñun ci wàllu cadrage bi Sidati Hamad moom moo ànd ak ñun tey jii àndoon ak ñun tamit ci tournage bi ci lépp loo xam ne da ngeen ko gis tey jii ki nga xam ne tamit que moom moo àndoon ak ñun ci wàllu montage bi di l'infatigable Mama Dalahi moom tamit mu àndoon ak ñun ci liggéey bu mucc ayib bi nga xam ne mi ngi koy defal script Fatimetou Zahra Rabah technique boobule la ñu àndal tey jii ngir ànd ak yéen ci seen 47e numéro bu xeltu ñu war a ànd nag ak sunu natango soxna Lena Dieye comme ni ma koy tuddee ak ni ma koy wooyee saa su nekk l'infatigable et l'incontournable Lena Dieye ñu ànd ak moom ci portrait sunu invité ji kan la ñu invité ñu ànd ak moom dellu soit ci plateau bi. bu ñu sëggee ba siggil leen ci jaar-jaaru ndaw lii tey ji jukki leen lu am solo lool mu di lu neex ci nopp waaye it rafet ci gis-gis kooku mooy jaar-jaaru Mouhamadine Fall mu nga juddoo ca Tungeen màggee fa fekk fa it mbaax juddoo ci njaboot gu bëgg alxuraan ak lépp lu jëm ci wàllu diine di doom ci El Hadj Mar Fall Massamba doon ku ñu ràññee woon lool ci njàng ak njàngaleem alxuraan daal di ko yar ci peggam dalal ko alxuraan ci peggam jàngal ko ci peggam bi mu ca noppee ci la ko duggal li nga xamante ni moom mooy njàngum dawal gi maanaam njàngum nasaraan gi foofee ci biir Tungeen la nekk ba am fa entrée en sixième daal di fa jóge ñu yóbbu ko fi nga xamante ni moom mooy Rosso di capitalu Trarza mu defee fa collège am ak li nga xamante ni moom mooy lycée ba am fa baccalauréat doon ko ñu ràññee woon lool ci diggante ndongo yi ci xereñteem xam-xamam bëgg gi mu bëgg jàngam waaye it ak xel bu neex bi mu amee baccalauréat nag ci la ñu ko amal bourse mu daal di dem fi nga xamante ni moom mooy Ndakaaru Njaay daal di dugg ci daara ju mag ji nga xamante ni moom mooy polytechnique bi nga xamante ni bëri na ay kàngam yi nga xamante ni jot nañu fa jaar ci Afrique sowu jant bi mu fa nekkee nag ba am fa lijaasaam bi nga xamante ni moom mooy lijaasa bi mu am ci biologie appliquée ci la ne nag faaw mu wéy li nga xamante ni moom mooy njàngam ndax kat jàpp na ne ndaw la te warul yemale foofu njàngam ci la amaat beneen bourse daal di dem fa li nga xamante ni moom mooy réewum France daal di dugg ci faculté médecine bi nga xamante ni moom mooy Créteil foofee nga xamante ni moom mooy Paris Est ci la nekk foofee ci atum 2000 ak juróom-ñett ba daal di fa am li nga xamante ni moom la ñuy woowee master ci biothérapie moom Mouhamadine Fall doon ko ñu ràññee lool ci li nga xamante ni moom mooy taxawaayam bëggoon na jàng waaye it amoon xam-xam amoon na yitte lool ci li nga xamante ni moom mooy njàngam ci ba tey ci taxawaayam ci la ànd ak ñooñam yi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon foofee ci réewum France ne tey jii dañuy sos benn kuréel ba nga xamante ni dinañ ci mën di ñaxtu seeni jàmbat waaye it dinañ ci mën ànd di nasandoo li nga xamante ni moom mooy seen taxawaay ñoom en tant que jeune naka la ñuy def ba taxawal réewum Mauritanie ci seen xam-xam ak seen taxawaay ci li nga xamante ni moom mooy taxawu ndaw ci biir réewam doomi Tungeen gi doon ko ubbeeku lool doon ko bëgg waxtaan waaye doon ko ñu ràññee lool ci réseaux sociaux yi donte saa yu nekk ñu song ko ci waaye taxu ko dellu ginnaaw ci lépp lu muy def ci ubbeeku bi nga xamante ni moom la ubbeeku ba tey ci noonu mi ngi àndoon ak yeneen i ndaw yi nga xamante ni sax bokkuñu réew Mauritanie
waaye xëy na ñoo bokk dindu Afrique gi yàlla def ñu bokk gis-gis bokk li nga xamante ni moom la ñu bëgg taxawal ci la ñu taxawal beneen kuréel buy taxawul lépp lu jëm ci wàllu yokkute ci réew yi ñu daal di tuddee seen kuréel boobee ñu tuddee ko waaxa ci loolu ci la ñu ko jël moom daal di ko def mu nekk coordinateur bi leen di teewal fii nga xamante ni moom mooy réew Mauritanie seen kuréel boobee ñu ngi koy tuddee waaxa international. ci atum 2025 ci la ne nag ñibbi fa nga xamante ni moom mooy sama réew ndax dafa jàpp ne ndaw la ba nga xamante ni war na bokk ci ñi taxawal réew mi waaye it ndaw la ba nga xamante ni am na ci xam-xam am na ci gis-gis la nga xamante ni saa yu ne bu ñu woowee ndaw yi ñu wax seen xalaat wax seen gis-gis moom mën nañ ko woo ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy njëkk loolu nag moo waral mu daal di ñibbisi fii bi mu ñibbisee mu daal di soobu ci politique bi ànd ak nguur gi nga xamante ni ñoom la fi fekkoon ba suñu jonni yàlla tey jii ci loolu ak taxawaayam ci politique dégg na ci lu ne di ab yiw dégg na ci ab xarab waaye taxu ko jéggi li nga xamante ni moom mooy gëm-gëmam wala gis-gisam ndax dafa doon koo xam ne këf yebbaale ko te lépp lu muy def da koy def te dékku lépp la nga xamante ni daf ko ciy fekk. Léna Dieye comme ni ma koy tuddee saa su nekk sacré Léna Dieye alors Mouhamadane ñoo ngi lay nuyu. Babacar maa ngi lay fay di la gërëm ci dalal bi su ma mënoon rougir dinaa rougir ak portrait bi ni ko Léna defee ma ko siy gërëm di leen gërëm vraiment ci liggéey bi ngeen nekk yàlla na leen ci yàlla fay lépp li ngeen ciy def pour askan wi. Très bien amin ya rabbal alamin merci beaucoup Mouhamadane tey jii nga doon sunu gan ci émission xeltu comme ni nga ko xamee je pense que ne àdduna yëpp di la xaar tey jii su ma la doon laaj ci portrait bi nga xam ni Léna def na ko su fekkoon dafa am lenn loo ci doon yokk lan lay doon. du bare juste que wax na ni Waha par exemple bokk naa si ñi ko initié non Waha. Organisation internationale bu nga xam ne bii man maa leen fekk si te bi ma ñibbisee la ñu ñëw Mauritanie si la dama xam seen coordinateur au niveau de la France puisque c'est une organisation française mais qui est partout dans le monde qui ont leur siège en Égypte puisque c'est la famille le Cheikh Zayed qui les finance ñoo mu fekk si fii ma liggéey ak ñoom donc sinon portrait bi jaar na yoon. et nga nekk seen loxo ndeyjoor fii voilà. Très bien alors ñu dugg nag ci ONG boobu ci lan lay dox. ONG boobu ONG la buy liggéey ci dans le domaine médical ñoom ñooy ñi nga xam ni ñi ñooy réparer les fistules obstétricales muy feebar boobu nga xam ni day dal jigéen yi. sonal leen lool di xaawi seen sutura ku ko am yenn kerse yi ndax ki nga xam ni kii ci amum doomam la koy dale te su la dalee sa sawak sa dem gaanuwaay dootoo ko mën téye loolu xam nga lu metti la mais nag feebar la bu ngay xam ni bii dañ koy faj facilement xëy na suñu réew yi ñoo dellu gannaaw ba nga xam ni dañu yaakaaroon te aussi nit yi amuñu information da ngay dem par exemple mën naa la wax benn mission bi nga xam ni maa ko organisé début à la fin à l'hôpital de Kayedi mais yóbbu ay équipe ñuy def enquête d'abord dañuy dem si village yi puisque si village yi li gën a sonal nit yi nit yi suñ ko amee dañuy ruus duñu génn tas na ay sëy ay kër yu bëri tas na ko te feebar la ba nga xam ne war nañ ko faj opération bu ndaw turu la ba nga xam ne bi dañ koy fatt rek affaire bi jeex bare na nag ñu fi mënoon mais léegi am na benn urologue mauritanien bu nga xam ne bi waxaa ñoo ko yóbbu Belgique formé que léegi daf koy def par exemple bi ñuy soog a door nun ay tubaab ñoo daan jógee Europe ñëw di ko def mais mbas mi xaw yàq tuuti liggéey bi dañu arrêté sax boobu léegi attaque genn wàll wala ëpp na ko mais est-ce que monsieur Fall yaakaaroon ni loolu tamit que sàggane nguur la su fekkee ni nekk nañu ci 21e siècle 60 ans après l'indépendance ñu dem ba taxaw di wax ni benn ONG internationale moom mooy formé benn médecin buy taxawal loolu alors que l'État am tous les moyens maanaam yoo xam ni war na tey jii taxawu ñooñu. effectivement sàkkante am na si te du fii rek feebar bu nga xam ne sooy xool léegi ci réew yi dellu gannaaw yi rek la des am puisque nit ki quand même gis naa ci sunu enquête yi ma lay wax ay nit yi nga jigéen yi nga xam ni dañuy ëmb ba wasin duñu gis gynéco duñu def visite loolu nag mooy problème bi
jigéen ñi dañu war a jóge centre de santé yi jóge borom waa kër docteur suñu ëmbee ñu leen di suivre loolu mooy tax suñu amee doom yenn problème yi duñu ko am sàggante la mais aussi il faut le dire nun par exemple bi ñuy soog a door fekkoon na PNSR am programme national de santé de la reproduction ñu liggéey ak ñoom léegi mu nekk service au niveau du ministère ba nga xam ni suñu daawoon dem mission dañuy yóbbaale au moins ñaari étudiants ñu leen di former waale tey defe naa avant ñu ñëw aussi bëggoon naa signaler FINAP ñoo ko yoroon mais réew mi dafa tëdd na ngay xam ne lii dañu war nekk sérieux tuuti puisque aussi tubaab bi suñu jógee di jël seen xaalis di ko dugal si ñun dañu war am yenn résultats manque de sérieux bokk na ci li ngay xam ni FINAP voilà ñu jox la financement pour une cause alors que nga ñëw jël ko def ci defin boo xam ni kenn xamul lan la jël xaalis bi lekk dugal xaalis bu bare te du am résultat man pour te dire suñu première campagne waroon nanu opérer lu mat fukki jigéen ñeenti jigéen lanu opérer cette maladie dem na bay toucher ce nombre là. Ah oui maladie surtout ñetti région yi région de Gorgol région de ak Kifa ak Rosso Trarza c'est bare na fa. mais au juste lan moo koy indi est-ce que du en tant que médecin en tant que ni ngi yëngatu ci wàllu médecine est-ce que du abus de sexualité aussi. tamit loolu moom moo indi loolu lan moo koy indi au juste. lu koy indi mooy li ma la ko waxee rek wan na lor am ëmb te amoo yenn suivi yi ba am doom si yenn conditions yi dafay xotti benn membrane laay wax bu lié woon kii yooyu donc du coup saw bi dootoo ko mën téye gaanuwaay bi dootoo ko mën téye foo toog mën na fa génn loolu feebar bi loolu lay manifesté woo mën naa ni du sax du feebar nag. ay mais est-ce que fi ñu toll fii nii ci jamono ju ñu toll nii suñu demee ba yoo xam 21e siècle ñu taxaw di wax ni am na kerso loolu tamit war nañ ci di sensibiliser askan wi. loolu mooy kerso boobu nga xam ne tey jii moo indi tey jii jafe-jafe yi tey jii parce que da ngay feebar war a dem seeti médecin nga ni kii kat rus naa dem médecin bi di ma xool. non nit yi jigéen ñi kooku xëy na ci aussi feebar bi sooy xool ci village yi gën a sore la ëppee sooy xool village yi ñu si bare amuñu aussi moyen fii soo fi consulté wu soo moytul cabinet gynécologie boo dem 8000 ngay fay par consultation waxuma la ak échographie yi di ñëw ak yeneen yi ñëw yu si topp donc yenn moyens yi soo ko amul doo mën a dem di suivre sa grossesse. mais est-ce que responsabilité boobu état waru ci jóg. xëy na sensibilisation dugal ci loo xam ne war na ci dugal. pour état mën a gën a yaatal puisque li mu la koy waxee sooy xool ci village yi la ëppee village yi soo demee ñu si bare ay jigéen benn maire bu ñu formé rek moo leen fa yore. et puis leur moyen est très limité. oui c'est très limité effectivement ba pare. wala village bi sax amul ku leen mën a defal accoucheuse lu ñuy def yëpp ko ci saret wala yëpp ko ci yenn moyen de transport dérisoire yi nga xam ne balaa ñu egg sax mën nga dee da ngay sonn pour nga dem Rosso wala pour nga dem ville bu gën a jógee pour ñu defal la fa. et man gis naa ay images yoo xam ni daf ma choqué ba léegi loolu mënul jóge ci man daf ma choqué jigéen yoo xam ni dafay am doom nekk dans le Fouta. du ma cité ci ban réew la ak ban village la. mais nekk ci suufu garab lal di fa amee doom am na ñoo xam ni soo leen jógee dañ lay wax ni la ci ay néeg lu ñuy amee doom ñoom ñooy jënd seen lancette bu bees tàq ñooy daggal seen bopp ñooy defal lépp alors que loolu mu nekk loo xam ni wax dëgg yàlla war nañu ko jéggi. lu war a weesu la mais aussi il faut le dire donte ne ki fi nekk léegi njiitu réew mi mu ngi def lu bare ci wàllu santé mu ngi indi moyen yu bees mais réew mi def di réew mi nga xam ne aussi réew pauvre la du si nun rek soo dem jàllee fii Sénégal xëy na ñoonu xaw raw tuuti. mais est-ce que pauvreté aussi tamit des fois monsieur Fall du si bopp. parce que soo waxee pauvreté est-ce que des fois. du ci bopp bi non pour man pauvreté si ñàkk am moyen la ndax pauvreté sax sooy xool soo demee ay Nations Unies yooyu dañ koy définir lan mooy nit ku pauvre nit ki ngay xam ni kii soo xëyee doo am lu mat $1.50 te pauvre te fii bare na fi ñi ngay xam ni ñi dañuy xëy ba ngoon du ñu yore téeméer donc loolu lu metti la li ngay xam ne li askan wi dañ koy dund mais nag di ñaax nit yi rek nu ñu dimbalante di aussi di ñaax
nguur gi mu jéem gestu ñi nga xam ni ñoo nekk ci àll bi sonn nañ trop. très bien yaa ngi wax léegi ni njiitu réew mi fi nekk bi léegi mi ngi def ay jéego yoo xam ni mi ngi koy def ci wàllu wér-gu-yaram mais kooku waxu Mouhamadou Fall la mais am na ñoo xam ni gisuñu loolu parce que dañuy wax ni au contraire que ni tey jii suñu demee bay wax ni tey jii lu jëm ci feebar boobu nga xam ni mi ngi lottal jigéen ñi mënuñu am élément yu doy wala ay nit médecins yoo xam ni ils sont capables vraiment tey jii de suivre ces malades dafay nekk loo xam ni ñaari position la man ñaari kàddu la. non du ñaari position li mu la wax dafa leer il y a des urologues am na fi mais feebar xëy na du opération bii rek sax fii bari na yi ngay xam ni yii dañ ko fiy def ay opération de cœur xëy na sax ak sunu nouveau CNC bi am na yenn opération fii lañ koy defee mais par exemple xale bu juddu am problème mu cœur fii kenn mënu la fa opérer Sénégal kenn mënu la fa opérer soo moytuwul daañu la yóbbu Tunisie te suñu la yóbbu Tunisie ay tubaab ñoo jóge Europe ñëw opérer la fa xëy na ñoom am nañu plateau bi wala ñu yóbbu la Europe gis nga mécénat yenn organisation yi nga xam ne dañuy ñëw di jël xale yi di leen yóbbu yi juddu am ay yenn malformation yi ñu faj leen ñu delloo si leen du donc li ngay xam ne lii réew mi rek la. est-ce que mën nañu continuer ci dépendance boobu. non loolu kenn mënu nekk. te du loolu rek ñun suñu hôpitaux yi dañu am ay hôpital yi ngay xam ne yii ba léegi respecté wuñu les normes internationales kilifa yu mag yi nga xam ne suñu feebaree fii am nañu moyen duñu fi fajoo dañuy dem fajoo te loolu jaaduwul war nañu réew mi war na doxalin ba ngay xam ni képp ku fi feebar war nga mën a fajoo fii bépp feebar bu nit ki am war nañ la mën a faje fii donc feebar bi nag daf di feebar bu nga xam ni lu ma lay wax nii du feebar population bi yëpp lay daal sooy xool ay Nouakchott yi bare wu fi mën naa ni sax amu fi ñi fi am xëy na dañ koy amee fenn indi ko fii mais ci yenn puisque dafa laaj nga am yenn information yi rek pour mën échapper si c'est pas ay feebar booy dox di fajog non yenn information yi rek soo ko amee am noo doxalee si la loolu dalee mën nga si échapper. yaa ngi junj léegi di wax ni ba sunu autorités yi kilifa yi nga xam ne ñoo fi nekk tey jii ku ci boppam metti woon nga jël avion dem Europe wala nga dem Tunisie pays africain la comme ñun wala nga dem Maroc pays africain la comme ñun. est-ce que tey jii du gàcce aussi tamit ñu war a taxawal loo xam ne tey jii. du ñuy respecté suñu bopp ndaxte soo fi doon fajoo yow ministre bi wala nga fi doon fajoo yow njiitu réew mi wala nga fi doon fajoo yow directeur général bi je pense bien que ni daa defar hôpital bi est-ce que loolu tamit jotul tey jii ñu taxawal. gis nga nguur gi président de la république bi mu ñëwee léegi te dafa ñëw toog tuuti rek taseeg mbas mi wane lu bare nag ci suñu fay système sanitaire mais teewul wuti na indi ay matériel yu bees tabax hôpital yu bees tabax ay centre yu bees ba man jàpp indi tuuti lu bees ci côté santé bi mu ñëwee nag il faut le dire fekk na fi lu bare li ngay xam ne lii doxul woon donc moom mu ñëw war a mën a dindi suir yi amoon ci surtout fukki at yu mujjee yi nga xam ne yii président Aziz moo fi newoon di buuma ki bummi def fi li ngay xam ni aussi lu ñu si bare rafetlu wuñ te doonte ne. ki fi nekk et pourtant duñuy wax ni ki fi nekkoon kii li fi am tey jii ci wàllu santé moom la. est-ce que loolu tamit mu doog a nangul l'actuel président. non ki fi nekkoon. muy Mohamed Ould Abdel Aziz moom mi nga xam ne moo fi nekkoon si jamono. déedéet lu si bare fii. parce que si jamonoom aussi tamit si la ñu gis ne ay hôpitaux ay yenn yi ñu taxaw di ko xool muy def descente di xool médecins yi di xool seen liggéey di xool seen nekkin. non parfois gis nga parfois. parce que tamit aussi tamit yéen ñiy yëngatu di jàppale nguur gi fi nekk sur place démb àndoon ngeen ki fi nekkoon. non man mosuma ànd ak Aziz ça. ku bëgg na indi preuve man mosuma ànd ak Aziz d'ailleurs dama koy critiquer ba ñibbisi xëy na nag bi ma ñibbisee dama toog ni xaaral ma observer tuuti la scène politique à un moment donné dama doon hésiter ma dugg ci politique wala bu mu ci dugg donc toog naa lu yàgg di xalaat ndax ma dugg ci politique wala ak su ma si duggee nan lay dugg sooy xool ba mouvement bi ma njëkk dugg mooy En Avant la Mauritanie ak sama xarit Nouruddin Mohamedou bi nu demee ba si biir ma gis ni lu mu waxoon nekku ci ma génn ci ndànk si la duggaatee mouvement bi ñu naan Bidaya ak sunu xarit Misbaha boobu te bi ñu koy soog a sos taxawal def nañu
région yëpp sooy xool fukki région ci Mauritanie def naan ka rencontrer les leaders politiques yëpp laa lay wax rencontrer nañ leen waxtaan ak ñoom xool ci jonge yi ñu jëm kan lan si àndal bi ñu defee loolu ba pare su ñu gis ni Ghazouani moo nu doyoon Ghazouani programme am nga woon na ak li ñu gëmoon ci politique ànd ak moom mais du lu ngay xam ne lii mais Aziz mosuma ànd ak moom. Voilà, revenons sur la santé. Sur la santé parce que loolu daf ma bëggal lool amal ma sol lool nga gëstu nga nekk gëstukat nga nekk jàng boo xam nga jàng boo xam ni da nga ci xuus lu sore ci wàllu ci wàllu wér-gu-yaram am ci tuuti am ci notion alors tey jii lan mooy su ma la doon laaj leen mooy solution yoo xam ne tey jii suñu ko defoon tey jii lii ñuy dund ci jafe-jafe askan wi di ko dund ci wàllu wér-gu-yaram daanu ci jénn une bonne fois pour toutes. lan lay doon am na ay soppeeku ñu fi indi sooy xool le président de la république tey lu ëpp ci ñaari téeméeri junne yi famille yi nga xam ni yii tey am nañu seen li ñu koy wax seen sécurité sociale maanaam tey suñu demoon di faju assurance maladie suñu demoon di faju duñu fay loolu point la bi nga xam ne yu man dafa ma mos soxal ndax dama dund Europe dis nu mu fa mel nu ñuy dimbalee lu muy dimbalee askan wi même donte ne ay famille yu am pauvre ñu ndax ki nga xam ne kii comme ni ma ko waxee $1 am na si famille yooyu ñi nga xam ne daañu am $1 ak quelque par jour dañ leen di classé xëy na par Nations Unies dañ leen classé mais duñu ñi pauvre la ñu mais état bi mu ngi leen di dimbali état bi mi ngi teg ay jéego plateau technique yi sooy xool tey yenn hôpitaux yi mais man dafa am li nga xam ne lii dama ko gis nga Mauritanien wala africain en général dafa am lu nga xam ni dañ ko manqué mooy yar gi gis nga yar discipline on est très indiscipliné soo demee si hôpitaux yi am na hôpital yi nga xam ni c'est des normes européennes man centre de cardiologie sama centre fa lay liggéey dama fay dem saa su ne mais seen hôpital bi c'est extraordinaire suñ ne lee foofu dañu am seen restaurant pour malade yi am seen ay buvette ak ñaari buvette ak fa ak ñaari restaurant xanaa un restaurant pour personnel bi bu fa nit dugal lekk mais tu vois des accompagnants qui obligent di attaaye di ko fa dugal di soppi ci buntu hôpital bi alors que mais du sécurité voilà te du sécurité mais monsieur Fall ana foofu kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk sécurité bi ñoom ñoo ŋànk réew mi mais Babacar pour te dire l'indiscipline da nga fay gis ay xuloo ay xeex te gardien yooyu dañ leen jël rek ñëwuñu fa pour xoqantal leen wala non dañu def seen liggéey xëy na doonte ne du ñu yamale ñëpp ndax da mën nañu bàyyi ñee bañ bàyyi ñii donc pour te dire c'est un problème général bu nga xam ne bii Mauritaniens yi dañ leen war a. mais est-ce que yaakaaroon ne am na benn solution boo xam ne mën nañ ko def pour ko régler tey jii suñu jëloon tey jii gendarmerie jël la police. police nga fa ñëw non c'est-à-dire que jël brigade bi boo xam ne dañuy ñëw jël leen ñoom ñëpp buub leen yóbbu leen. mais dafay am sax man par exemple. parce que loolu aussi tamit c'est inadmissible. gis naa fa policiers yi ñëw pour dàq nit yi toogoon di xaar puisque par exemple Covid dafa am foofu zone tampon bi xëy na sax benn accompagnant dana mën di dugg di génn mais loolu sax c'est pas normal Covid dañu war a baare nit yi bu ñu dugg puisque amul sécurité mais da ngay gis famille bi nga xam ne fukki nit a ngi ci biti toog di naan ataay yendu fa toog place oto yi fu personnel bi war a gaare seen oto duñu ko am policiers yi suñu ñëwee mais ay xuloo xeex la dañuy bañ ni duñu génn donc à un moment donné du problème mu état du problème mu administration moom problème mu nit yi la noo war xoolaat suñu bopp jéem defar puisque defar daf nu war aussi. très bien parce que da nga ma soobal duggal ma ci wàllum politique ci politique boobu sax lu ñuy xuus dugg ci gis nañu ni Mouhamadou Fall ndaw la jàngi woon bitim réew def fa ay at yu bare amoon peut-être que opportunité des fa liggéey fa comme ça ay morom mais nga préféré ñibbis sa biir réew mais bi nga dellu see tasanteeg aussi tamit que njiitu réew mi fi nekk Mouhamadul Ghazouani dem campagne nga ànd ak moom gunge ko jàppale ko ñu gis sa taxawaay aussi tamit que ngay xeex lu bare ci sa ay position ànd ak moom mais ñu gis ni aussi tamit que ki nga àndal boobaak léegi ñaari at mi ngi toog ci biir réew mi Mouhamadou Fall ci sama xalaatu bopp laay wax sama jàngatu bopp gisul ci boppam da nga politikoon ak Ghazouani juste pour réew mi wala pour sa intérêt personnel ndaxte kuy def dara tamit da nga ciy wut dara. waaw du ma nit gisuma ci sama bopp te dama lay wax rek comme ni nga ko junjee léegi man politiku ma
pour sama intérêt bopp dafa am beneen façon politique bu nu bëggoon indi ci réew mi te noo ngi ciy liggéey bi ma la waxee ñibbisi naa toog xalaat tuuti man dama ni balaa may soobu ci politique dëgg te soobu ci politique mooy dem Rosso wut fa base xeex pour am ay poste ñu nommé la ñu élire la ci yenn kii yi loolu xalaatuguma ko pour te dire dafa am lu ma ni woon il faut mu wuti ko gis nga politique soo koy def da ngay am ñaari indépendance soo amee indépendance intellectuelle maanaam da nga war a jàngi wut xam-xam ba ngay xam ni soo toogee ñu lay laaj sa xalaat ci ay mbir doo fa nekk di joxe ay avis farfelu loolu xëy na matalew ma ko sax mais maa ngi ci wax naa la ko damay lire lu bare damay gëstu lu bare damay jàng lu bare ba léegi aussi indépendance financière gis nga nit ki suy def politique aussi te amul lu mu yóbbu këram day metti donte ne xaajuma ko am indépendance financière boobu waaye dana la tax ba nga am ngoru soo toogee di wax ak say nit doo xalaat sa dépense u ëllëg yooyu nag xëy na mataleew ma ko mais ma noo ngi xuus ndànk-ndànk en tant que jeune indi suñu xam-xam juvénile ci politique nan nañuy doxale réew mi l'art de la cité ci loolu la ñu nekk. mais kuy politique aussi tamit que ànd ak nit jàppale ka am xam-xam bi comme ni nga ko junjee léegi da nga am sa xam-xam wuti ko maanaam sàccoo ko da nga ko xeex ba jot ko ñëw di jàppale ak nit am nga ci loo ci am nga retour boo ci yaakaar. waaw moom mooy am xëy na xelu nii waaw ñii wala ñi ko ay collaborateur am gis ni wéy Mouhamadane xëy na war na mën a am tel poste ñu jox ko donte ne xaaruñu leen ci noo ngi liggéey toogunu ni yàcc yasar di xaar ñu nomenu donte ne am na ay poste yu ngay xam ni war nañ fa mën a nekk tey ndax suñu xam-xam compétence may nan ko mais réew mi aussi dafa am nu mu tuddee soo fi amul yenn branlon yi yenn poste yi doo ko am te loolu dafa war dañ moo tax ñuy ñaaxaat ki nga xam ni mooy jiitu réew mi na xoolaat bu baax entourage am xoolaat bu baax ñi muy liggéeyal jeunes yi ñu ngi fi chômage bi bare na te je vois des jeunes j'ai des amis c'est des docteurs en communication des docteurs alors que on prend certains profils di leen jox yenn postes yi ngay xam ne yi du sax seen domaine politique mooy tax ñu dugal mais dans tout ça pourquoi Mouhamadane Fall campé fu mu campé di défendre le gouvernement dama am ay principe ak am lu ma gëm di taxaw des fois sax damay gis dans les réseaux sociaux ñu la ci song di la ci attaqué di la wax ni sa faaga nga di la wax ni gëmoo et puis Mouhamadane des fois da ngay défendre ay idées yoo xam ni soo dee ndaw di ko xalaat di ko jël da ngay wax ni mais est-ce que Mouhamed ça va. est-ce que Mouhamadane ça va. pourquoi ngay défendre loolu mais je ne défends pas l'indéfendable. tout ce que je défends c'est défendable pour moi moo tax ma koy défendre et je ne défends pas n'importe quelle cause quand même cause yi may défendre c'est des causes yi nga xam ni dañuy bokk ci samay principe politique engagement la su ma engagé woon ni damay jàppale dama ci dem ba jeex ma am poste ak ma bañ am poste politique. pas pour la personne mais politique pour xool nit ñi mais sooy yow yaa ngi may suivre ci Facebook li may bind dama si jot ay nit yi nga xam ne dañ siy gis seen bopp bu baax ni ma jërëjëf di ma ci gërëm di ma ci encourager mais ñeneen xam nga aussi soo amee soo faree rek gis ñi nga xam ni dañ lay contre dañuy xëy rek contre la ñoom doo leen neex loolu day am loolu dama koy accepter et prêt même à échanger avec ces genres de personnes là. mais ñoo ngi doon xaar Mouhamadane Fall ak position am ñu xam ni macha allah am na plume bi mi ngi bind di défendre ay idées mais ñoo ngi doon xaar un jeune comme Mouhamadane Fall ci dund bu cher gi ci métit bi nga xam ne am nañ ko ñu taxaw gis que ni moom dana mu ngi taxaw di défendre lii nga xam ni tamit que ñi ñaa ngi koy jooy. je donne un exemple maa ngi si. je donne un exemple tey jii Rosso bi nga bokk muy diwaan bi nga xam ni ñoo la def ni nga mel. waaw Rosso boobu tey jii. gis nga dafa xew fan yi ñu toll ju jénn léegi ci ndox mu bon boo xam ne tey mu ngi coulé tey ji ci robinet yi. waaw loolu gis naa ko ci ay vidéo Rosso waa Rosso ñu ngi leen di nuyu d'ailleurs de passage bokk na si li nga xam ni lii nun tax na ñuy yëngu ci politique wut lu baax lu ñu fa yóbbu problème Rosso nag je crois c'est un problème SND ñu ngi siy wax te xëy na du yàgg nee ñu daañu ko régler. gis nga dafa am li ngay xam ne lii fii lañ ko fekk gis nga sooy xool tiwa yi alimenté Rosso ci ndox bi ay tiwa yu yàgg la yi ngay xam ni yu ci bare dafa am ay
ruyir si biir. mais fii lañ ko fekk mais ñun fi fal ñun fal ñi monsieur Fall dañ leen fal pour ñu defaraat defar mais boobu ba léegi mën naa ni la ñu bare nañu fi jaar te nga te politique a tax ñu jaar fi defuñu. mais nguur gi ñaari at ñoo ngi fi. waaw non mais ñaari at am na yoo xam ne c'est élémentaire. mais quand même mais dafa am yoo xam ne ndox mooy source dund. oui mooy dund sax. c'est la vie comme le dit Antoine de Saint-Exupéry. une région bu mel na Trarza bu mel na Rosso tey jii suñu demee ba fay gis li ni mel. loolu vraiment c'est catastrophique. pour te dire que pour ñu dindi tiwa yooyu yëpp Babacar narka defaraat Rosso daañu toog ay weer duñu am ndox ndànk-ndànk la ñuy dindi tiwa yi di defaraat yu bees comme niñ ko defaree bu jógee Rosso ñëw Nouakchott noonu nañ koy defaree. mais defuñu fa dara. depuis boobu ba léegi amul lenn lu fa def ñu ngi si. te daañu ko def bokk na ci projet yi nga xam ni président de la république lancé na ko bi mu fa demee defaraat voirie yi defaraat tali yi defaraat ndoxu Rosso dootul yàgg xëy na incha allah daañ ci nguur gi dana ci def mais nag il faut le dire man bokkuma damay soutenir le président de la république mais bokkuma ci nguur gi donc tooguma fi di défendre nguur. d'accord mais da nga koy défendre soo ko défendre parce que am na looy xëccoo am nga looy wut ëllëg tooguma fi pour défendre nguur non défendre nguur gi voilà da ngay wax sa xalaat mais damay ñëw ci damay dellu soit ci li nga xam ni moom laa la junj sànq ci wàllu dund gi cher na gis nañu ni am nañu ay mesures yu nga xam ne nguur gi jël na ko ci wàllu wàññi dund gi saako ceeb boo xam ni da nga ko daan gis ay jamono ñu koy jaayee juróom-ñetti junne tey jii ñu koy fukki junne ak juróom ñu gis ni butéelu dawlin ba daan jar ay juróom-ñaari junne juróomi benn junne sax ñu dem ba tey di ko wax fukki junne ak ñeent ñu gis ni nguur gi jël na ay matukaay jël benn taxawaay commission de crise lañ koy tuddee xaw ma taxaw ci ngir jàppale askan wi jàppale leen dimbale leen ngir loolu ñu mën ci génn mais wàññi ban ca wàññi suñu gisee loo xam ne fukki junne la daan jar ak ñeent wala ak juróom ñu wàññi ci benn junne est-ce que wàññi boobu yow mais nguur gi déjà lépp lu mu ci def nii mën naa ni la lu ñu jara saluer la ndax dinaa la wax leen Babacar nit il faut que ñu xam que nguur gi du mooy fixer prix yi si marché mooy fixer prix gis nga commerçant yu mag yi. ñooy fixer prix mais commerçant yu mag yi ñooy fixer prix mais nguur gi mooy li nga xam ne moom mooy gérer réew mi. mooy taxaw lu jëm ci wàllu commerce bi. tout à fait mais taxes yi su fekkee ni dafa cher ba cher. waaw mais commerçant yi lu leen neex def. ma ñëw foofu gis nga mbas mi bi mu ñëwee. dafa faagaagal économie adduna bi yëpp. mbas mi de su amoon kàddu dana wax de. mbas mi sonal ngeen ko lool indi na fi problème yu bare. indi na fi problème yu bare. mais liñ koy jiiñ dafa bare liñ koy jiiñ. ma ñëw ci pays yu bare dañu yokk seen taxe te Mauritanie yokkul bi mbas mi ñëwee réew yi liggéey bi wàññeeku. loolu day indi problème ci état bi indi problème ci famille yi. ndax xaalis duggatul ndax gis nga fi. toog nañ fi ay weer presque ñu bare xëyituñu woon liggéey ba pare sooy xool nun lu bare lu ñuy consommer fii dañ koy jindi sa bitim réew tekk si ay fret ñu ñëw loolu yokku tamit loolu pour mu dellu fu mu newoon il faut wala état bi par exemple def politique ba ngay xam ni moom xëy na daf naan li ñu toog liggéeyan ko waa léegi xaalis boobu fan lañ koy jëlee ñu yokk ay taxes donte ne Mauritanie ñoom yokkuñu taxe il faut le dire. mais ñu wàññi ko la fa nekkoon les wàññi moom du ma nekk je crois à un moment donné yokkoon moo doon lu war. ndax su mu la nee état bi toog na xaalis duggul te état bi xaalis dafa war dugg pour mu fonctionner il faut xaalis dugg loolu léegi. état pour yow da nga jugé que ni tey jii état bi dafa war a yokk taxe bi. que di ko wàññi non état bi yokkul taxe yi. yokkul taxe yi donte ne. mais su dund gi cher ba cher. mais est-ce que état tey jii warul subventionné. mais loolu la def loolu laa la bëgg a wax ni la léegi état pour mu wàññi njëkk yi pour en tout cas commerçant yi man bañ yokk njëkk yi yokk bu kii état bi si ñooñu si l'assiette fiscale la joué ni leen ñooñu day woote waxtaan ak ñoom négocier ba nga xam ni yenn taxes yi xëy na duñ ko teg seen ndodd ñu man dimbali askan wi ci prix yi mais prix bi dëgg laa wax c'est pas l'État et ça c'est partout dans le monde c'est le marché qui fixe les prix. mais Mouhamadane tey jii suñu demee bay wax ni tey jii la vie est chère dund gi metti na Mauritanie am superficie boo xam ni mën nañu bay loo xam ni dañ koy dundee askan wi fi nekk ni barewunu suñu matee 4 millions ci la yam alors tey jii est-ce que tey jii yaakaaroon ni mbay moomule waruñu ci jox gëdd taxawu ko sàmm ko nguur gi gunge leen bien vrai que ni ñoom nen ñoo ngi taxawal li nga xam ne mooy jëm ci mbay mi waaye lan cay taxawal lu faible la est-ce que yaakaaroon ni tey jii mbay mi war nañ ko gën a valoriser pour que mën a jënd ci guuta gi nu nekk. c'est la solution mbay bi c'est la solution si vie bu cher bi
état bi mën na def lenn yokk revenu des ménages indi yokk maanaam nit yi di gañe xaalis ba nga xam ne suñ leen di proposer ay mbir ñu mën ko jënd fooku pour vie bi cher bi mais ci mbiru mbay mi man loolu dama ko gëm que ni l'agriculture est la solution. Babacar soo demee ci région Waalo bi suuf kese lañu. tout à fait des terres arables yi ngay xam ne yii war nañ ko mën a bay. ndox maa nekk fa ngi wala ngan ñu war ko profiter ñu war si profiter pour bay. askan wi di yokku di soxla dund war dund li nga xam ne lii fii ci réew mi lañ koy jëlee mais non état bi nag xëy na ak le président de la république bi fi ñëw léegi gis nga lancé na campagne chaque année mu lancé campagne indi ay subventions donte ne man fi ma dëkk man xaaral ma pare mais Mouhamed loolu yàgg nañ ko def ku fi jaar lancé campagne donte ne man fi ma dëkk man xëy na subvention yooyu man dam naan xëy na joxuñu ko ñu ko war puisque fi ma dëkk xëy na gis naa seen jàmbarte gis naa seen cawar yenn subventions yi suñ ko amoon daañ ci génn bu baax a baax bokk ci ñi nga xam ne ñi daañ fi indi ceeb bu doy indi fi légume xam nga wàllu googu nga bokk suñu demee ba tey ji sunu yaay yi sunu sœur yi sunu frères yi di gàbb sunu baay yi di gàbb ak di amee ay gàbb ba léegi ay illeer xam nga ni loolu gàcce la mais nag gis nga dañu topp li ngay xam ne lii moom la maam yi daan def ay doylu ñoom dañuy bay juste pour dunde mais da ngay gis ñi nga xam ne ñoom suñu bayee ba doyal ni lii daañ si mën dund feeg dëwoon soo moytuwul ñu jël ceeb bi maye ka may yenn famille yi ay sunu village yi ay naar yu jóge fu ne ñëw ñii ay shérif lañu ñii mais dañ leen di jox ay ceeb ba mais yéen ñi nga xam ne yàlla yéenay nouvelle génération bi di ay intellectuel am xam-xam boo xam ne seen yaay yi amuñu ko seen papa yi amuñu ko seen maam yi wala seen frère yi amuñu ko nekk village ba est-ce que yéen aussi tamit fayu reen foofu est-ce que waru leen woon tey jii organiser wu mën a dellu dimbale askan wi waaye ñi ci ëpp ci yéen waxuma ñëpp la mais ñi ci ëpp ci yéen capital bi Nouakchott la ñu soxla heure bu ñu demee dëkk ba dëj moo fa am heure bu ñu demee dëkk ba malheur moo fa am suñ fa demee gàmm moo fa am dëgg la am na fi mais Babacar man pour te dire man maa ngi village di bay sax nag soobu naa ci mbay mi yaa ngi koy def maa ngi koy def mais ñaata sama morom ñoo fi nekk tey ji war ko def mbay mi am na njariñ te ci mbay mi la ñu mën a indi une autosuffisance alimentaire dans notre pays te waruñu toog rek di xaar nguur gi xëy na am na lu mu war def pour jàppale baykat yi mais baykat yi aussi nañu góorgóorlu jéem nangu innovation xam ni adduna bi innovation moo koy doxal sinon daanu toog yaakaar ni suuf si dafa plate rek ñu indi woon théorie ni la terre est ronde duñ leen gëm donc à un moment donné il faut que agriculture bi il faut que ñu gëm ni dañ ko war a mécaniser puisque dana dugal xaalis bu bari mbay mooy jëmale réew kanam gis nañ fii réew yi nga xam ne tey yu mel ne que Rwanda mais soo fa demee agriculture lu mu fa indi leneen indiwu ko donc te Mauritanie bokk na ci réew yi nga xam ne dañu war dox par l'agriculture jox ñi ko xam jël jeunes yi former leen surtout ci agriculture ndax agriculture aussi kon sinon daa def na paa yi daan def ak maire yi di bay rek te doo ci génn dafa am nuñ koy doxale dafa am yoon te soo si tegoo normalement war nga ci mën génn. monsieur Fall ñu ñëw ci beneen aspect ci wàllum politique gis nañu que ni ndawu waalo yi ñoo ngi organiser wu am seen benn kuréel sax bi ñu tuddee mouvement des jeunes de l'UPR du Waalo si je me trompe pas xëy na noonu lañu ko tuddee tey jii ngay ndaw mais gisuñu la ci kuréel boobu ñu gis ni ñoom ñoo ngi taxaw pour nee na duñu taxaw pour wane seen bopp. alors ci wàllum politique ñu gis ni ndaw ñi bare na lool rawatina ci fi nga xam ni fa ngeen fekk baax muy Waalo ay cadre yoo xam ne tey jii kenn ku nekk suñ ko faloon ministre kenn du wax lu tax ñu fal ko ministre suñ ko faloon directeur kenn du wax lu tax ñu fal ko directeur mais ñu gis ni ba tey dafa am lu des dafa mel na dafa am benn blocage te blocage boobu ñu bëri du ñuy wax ni mag ñi nga xam ne ñoo fi nekk depuis zaman indépendance ba léegi ñoo fi nekk te nanguwunu buux bàyyi xale yi su xale yi ñëwee ñu bës leen naj leen lan moo waral tax bokkoo ci mouvement boobu ak lan nga gisee ni politique bi ci ndaw ñi war nañu mën a fexe ba mën a génn ci guute gi nga xam ne nekk nañ ko parce que xale yi bës nañ leen te nanguwunu ñu jóg. waaw kuréel googu nga wax nii man dama leen di saluer ndax nit ki ci loo nekk da nga siy yëngu ba ñu ràññee la ci ñu ngi UPR
nu nit noo ngi UPR ndax on est de la majorité présidentielle ah liggéey waa UPR mais waa waalo yi nekk biir UPR dajaloo surtout jeunes yi jéem a wane seen bopp jéem liggéey aussi mais ma leen di wax rek que ni liggéey bi du Nouakchott liggéey bi su fekkee ay waalo la ñuy woote nañuy dem waalo di liggéey foofu ça pour moi ça sera plus du pour yow da nga yëg ni lanu war a def ci waalo ga defuñu ko. xëy na am na lu ñu matalul foofu ndax man fi président di ñëw laa leen fa dégg sax nag ndax gis naa fa ay. boobaa avant loolu déggoo leen fa. après loolu dégguma leen fa. mais sama ay xarit ak sama ay frère fa ne ma leen di encourager bu baax si initiative boobu mais Babacar dafa am loo junj tuuti jeunes yi ñu ngi fi di yëngu am xam-xam bi am compétence yi mais gis nga Babacar dama la koy wax tey gis nga as communauté wolof tant que tooguñu waxtaanaat xam ni pour ñu jëm kanam il faut ñu juboo àndoon nekk benn duñu mës dem. tiraillement rek waxuma la tiraillement rek dafa am ay soxorante dafa am ay mbir yi nga xam ni yii soo koy teg kilifa war ko teg sax kilifa yaa fi nekkoon daaw donte ne xëy na am nga fi loo fi def boobu ba léegi mais jog ni non tey communauté wolof ñii ñoo leen for toogal wala ñii ñoo leen for toogal di sélectionner. ku bëgg a jóg ñu bës la déedéet du noonu. gis nga jeunes yi il faut que ñu jox leen chance ba pare ubbi xol yi ku yàlla jiital mu jiitu ndax loolu laay wax ni leadership du lu ñuy décréter leadership da nga koy liggéey nit yi gis ni kii moo nu doy ñu tekk seen kanam mu boole ñëpp yóbbu ca kanam. wax nga problème mu leadership. effectivement leadership boobu toujours dama koy wax man à chaque fois dama koy wax ni leen li problème mu doomu Rosso yi surtout wala fi mooy leadership amuñu leadership. mais leader bare na fi leader yaa ngi fi leader du ñu jeex grand yi ñoom ñëpp macha allah ay leader nañu. mais kenn nanguwul ñu jiite la. leader rek taxaw siiw nga wala am nga xaalis du loolu mooy leader. mais leadership boobu même su fi amee kenn nanguwul ñu jiite. mooy ki nga xam ne ki xam nañ que mu ngi liggéey mais boole ñëpp jiital leen pour jëmale leen kanam jiital pour askan wi di liggéey ngir askan wi mais sooy xool fii grand yi fi ñu ko nekk am na lu ñu fi jot a def lu baax lu ñuy saluer mais am na li ngay xam ne lii wax dëgg yàlla. dañ ko fiy def est-ce que grand yooyu jotul tey jii ñu jël seen retraite. non pas retraite sax accompagner xale yi. mais quand je dis retraite ça ne veut pas dire que nga dem kër ga tëdd di naan ataaya di naan zirik mais quand même jël sa ay doom jël sa ay rak yoo xam ne jàngi nañu am nañu xam-xam nga accompagner leen. uuf leen canaliser leen tugal leen ci yenn réseau yi nga xam ni yii c'est des réseaux des carnets d'adresses yu leen di jëriñ ñoom suñu jëriñoo jëriñ askan wi man loolu laay wax leadership. loolu laay wax leader tey am na grand yu baax yu fi ne yu fi jot a liggéey ay député Madine Ba ay foo dem dañ koy gërëm ñu ngi fiy def ay jéego mais pour man dañu war a dajalewaat jeunes yi bañ a xañ kenn àqam nit yi liggéey ku yàlla jiital mu jiitu mais bëgg a di def ay gestes sélectifs ni non telle personne duñ ñu arrangé suñu fi nekkee ay kilifa wala non nun baat ni ñuy doxalee suñu principe mooy askan wi moo nu tax a jóg askan wi lu ñuy liggéey. est-ce que yaakaar nga ni ce mouvement des jeunes du Waalo la. mais am na ay jeunes am na ay jeunes yu compétent loolu moom kenn du ko werante mais est-ce que yaakaar nga ni bakkan bi dana dund lu yàgg. non si war na mën dund lu yàgg war na mën dund lu yàgg suñu amee yenn doxalin yi ñuy tox. parce que xiiroo ak ŋaayoo tamit dafay am ci biir. dafa foofu sax problème leadership dafay am. voilà te problème mooy ay ndaw waroon nañu xëy na viser leneen lu dul toog tey jii di xiiroo ak di ŋaayoo ak di wax ni man la que man la kenn ku nekk di. tout à fait man de dinaa la wax leen man. képp ki nga xam ne kii yaa ngi unité moo la tax a jóg man je suis prêt même à topp sa gannaaw. alors tey jii lu tax Mouhamadou Fall tey jii fekkiwul mouvement boobu. non mouvement boobu man sax bi ma gisee ni ma dégg ni moom lañ ko formé ay grand ñoo toog rek dajale ay jeunes ni leen def leen mouvement bi te pour des jeunes. kon ça veut dire que seen ngëm-ngëm des na. de surcroît intellectuel des jeunes de surcroît leaders des jeunes qui sont des diplômés
tey defe naa suñuy toog bay di jël initiative donte ne war nañu mën a am mentor war nañu mën a am ay najaay ay grand frère yu fi nekk di nu xelal mais yenn initiative yi pour notre futur nooy toog créer ko suñu bopp. mais man j'ai peur monsieur Fall j'ai peur ci mouvement boobu pourquoi ma ragal ci mooy xam nga mbootaay su fekkee dafa bare ay clan dafa bare ay nit ñoo xam ne kii xam nga leen non mais man journaliste la dëgg la damay gëstu quand même mais am na loo xam ne mën naa toog ak Mouhamadou Fall waxante ak moom capté que ci moom te Mouhamadou du ci prêter attention effectivement kii diw la àndal kële doyen ba la àndal doyen ba la àndal est-ce que yaakaaroon ni tey jii ñoom ci seen wàllu bopp seen position dafa war a nekk benn position bu claire jël seen ay responsabilités débarqué wu complètement ci ñi fi nekkoon muy mag ñi fi nekkoon ba pare nag su ëllëgee suñu soxla xam-xam wala soxla dara wala mën a waxtaan ak ñoom ci yenn yi ay conseils ñu dem wuti ko est-ce que yaakaaroon duñu war a débarqué mais man loolu laa gëm mu si tës loolu laay nekk Babacar man dama demal sama bopp toog ma xaar donte ne grand yi par exemple mën naa la si citer ku mel na que sama grand frère Malick sama mentor la ku mel ne que Madine Ba sama nijaay la sama mentor la dañuy jox exemple ku mel ne que grand gis li gis nga dama lay raconter benn anecdote puisque dafa am xëy na li nga xam ne ni malantani laa koy wax ñu bare yaakaar ni ni may doxalee dama leen contre non grand yooyu dama leen jox cër te dama leen am na fi ay jamono am na fi ay jamono yow ak ngisali mënoon la dugal fenn parce que demoon na ne surusul woon yóbbu la yoon non grand du ma yóbbu yoon gis nga bi fi coon ñang ñëwee dañ ni man ak Mamadou Diagne noo bokkoon ci ñi fi indi dañ ni il faut que ñu yóbbu ko ci benn grand dans la communauté wolof ñu décidé yóbbu ko ci ngisali Mamadou moomu yóbbu bi ñu eggee grand bi expliqué que parcours am mais Thione était tellement content nunu mais grand yow bindal livre il faut écrire pour génération yi ñëw inspiré aussi tout à fait bindal puisque bare na poste yi nga xam ne yii dañ ko fa yóbbu pour mu rétablir pour mu defar te defar réussir na ko donc ça ce sont des sommités dans le pouvoir ce sont des sommités ci biir réew mi donte ne xëy na sax cër yi ñu leen waroon jox sax ci puisque waroon nañu nekk tey ay ministre bokk ci ñi nga xam ne ñoo ŋànk réew mi tey xëy na nag mi ngi liggéey ci aussi ci parti bi mais c'est un monsieur que je respecte alors que nit yi xëy na puisque man li ma bindoon ci moom pour defar dong moo taxoon bind ndax gis naa sama ay xarit activiste naar yu bindoon ci moom li ñu bind neexuma ma ni leen kii day fu mu yaroo ak fu mu jógee non li ngeen koy jiin bokku ci te gis nga naar yi si bare sax maa tax ñu dindi li ñu defoon mais nit yi dem si moom ni que maam moo yàq sa der maam surtout loolu moo bare li yàq ci diggante yi parce que man mii di waxante yow Babacar naam en tant que journaliste am na ay jamono dan ma diaboliser fu nekk parce que dama contre diw alors que man awma sentiment ci sama liggéey su ma invité Mouhamadou Fall c'est un frère c'est un ami que je respecte beaucoup damay def sama liggéey ci moom du ma ko may dara voilà man c'est comme ça que je vis mais li gën a bon ci àdduna mooy benn nopp boobu moom yàq na lu bari ci société bi oui ma teeral foofu rek puisque Babacar dama bëgg man li ma gëm laay wax te dama bëgg askanu wolof war nañu mën a tekki ci réew mi ndax dañ fi bokk suñuy maam liggéey fi suñuy baay liggéey fi te mbokk bi du tey ñu bëri duñ defoon ni duñu parachuté fii alors que ñun kenn jëkkunu fii ci biir dëkk bi waalo yëpp laa lay wax da jëkk a gaani foo mën a jël dañu bokk noo bokk deret bi noo bokk dëkk bi noo bokk réew mi dañu war a booloo grand yi ñu jox leen cër mais tamit ñu xam ni xale yi màgg nañu xale yi am nañu benn ambition yi suñu mënee canaliser ñu def ko suñu mënee présenter ay nit yu ñu mën a jàppale ñu jàppale nu suñu ko mënul aussi ñu ñaanal nu bàyyi nu doxal ndax kat à un moment donné dañuy dem nu ñëw te nu nit duñu fi toog adduna bi dañ fi ñëw pour liggéeyal askan wi jaamu fi suñu borom message ba c'est dans le Coran allazi xalaqa al mawta wal hayata li yabluwakum ayyukum ahsanu amalan il a créé la mort et la vie pour ñu liggéey xool kan moo ëpp njëriñ ci askan wi pour askan wi d'ailleurs benn boroom xam-xam français Albert Camus ni moom dafa yaakaar ni diggante juddu ak dee du rek dund moo fi ne après dee bi am na leneen lu fi ne te fii liñ koy liggéeyee kon nañu boole xol yi tàppe xol yi bokk ndey ak bàyyi gëm ni loolu rek moo mën jox askan wi gëdd bi ko war fii ci réew mi très bien Mouhamadou
les ambitions de Mouhamadine Fall dans la politique et surtout dans ta ville natale waaw et dans ton village ambitions. natal. J'ai des ambitions politiques mais pour le moment jotagul comme li ma la waxoon rek des na noo ngi ci jàng politique. yaa ngi raam daal noo ngi raam nànk di jàppale donte ne ci au niveau national mën naa ni pour te dire il y a des très grandes personnalités yu may woo di la laaj ay avis ci ay kii nga jox leen seen xalaat xëy na sax li nga leen di jox du moom la ñuy jëfe ji waaye daañu la laaj sa xalaat ci ay mbir nga jox leen ko loo ci xalaat nga wax leen ko. Très bien Mouhamadine Fall jëlal sa ñaari mouchoir parce que tey jii dama la jox ñaari mouchoir muy cliniques yooyu nekk sa kanam dama bëgg nga jël ko voilà. su ko defee ñu ànd ak waa régie comme ni ñu koy defee saa su nekk ànd ak ki nga xam ni moom mooy sunu réalisatrice tey jii di ki nga xam ni moom mooy bu Aïcha Tahar moo nekk ak ñun fële ca waa régie ànd aussi tamit ak ki nga xam ni mooy sunu Salma Naji mu jox nu sunu premier élément am na fu nu dem tàllal ko sunu micro ku ko xam la ku ko joge la ñu dem ak waa régie ñu jox nu sunu premier élément dellu soit ci biir plateau bi. man ak moom presque daal mën naa ne ay seex lañ parce que noo màggandoo ñoo maa ko njëkk a dal par exemple alxuraan maa ko njëkk a dugg école mais à la fin daf ma dab ci école bi presque noo bokk cursus bi yëpp. et mu nekkoon ci xaleem nag xawoon na léej tuuti xawoon na yëngu tuuti ci xaleem mais jàmm rek nit ku nekk ak sa tempérament ni ngay màggee ak moom. comme ni ma ko waxee pour résumer rek ci cursus bi noo amandoo suñu entrée en sixième demandoo collège lycée amandoo suñu bac ànd aussi demandoo Dakar et pour des études universitaires suite à ça man ci laa jógee Dakar parce que j'étais pas bien là-bas ci laa jógee Dakar dellu si Mauritanie continuer fu loolu moo ñu séparé daal pour dire et je me rappelle très bien sax bi ñu nekk Dakar moom ñun ay seex lañ ñu doon jaawale. am na si koo xam ni ka benn anecdote moom dafa yaakaaroon ni c'est-à-dire kenn ki lay gis bu gisee mama day jàpp ni man la bu ma gisee di jàpp ni benn ni lañ à la fin la xam ni on est deux quoi on était deux mais mu nekk nit ku simple nit ku woyof nit ku yaatu ku am une très grande ouverture d'esprit et nit ku neex a dëkkaaleel aussi quoi parce que ku baax la quoi ku amul benn problème alhamdulilah loolu laa mos xam ci moom du changer quoi ni ma ko mos a xamee depuis notre enfance ba léegi du changer et mu nekk nit ku bëgg mbokk ku fonk mbokk et ku ñame débattre aussi quoi xam naa ne moom du doon surprise yow quoi ku ñame débattre parce que il défend ses idées quoi il défend très bien ses idées et pour le moment loolu laa mën wax ci moom. waaw loolu dana yomb ma tontu ci parce que nun waa Tungeen mën na laa wax noo mel noonu. et amul benn jeune Tungeen booy waxal ti du dellu foofu la na am mënuñu am lu ko ëpp et suñu éducation la jeunesse yi jeune Tungeen yëpp nag ni laa ci yemale suñu éducation moo mel noonu fonk village bi bëgg village bi et en plus ay waalo luñ xamuñu lu dul waalo xamuñu lu dul bay amul leneen noonu même loo jàng bay bi moom ma ngi ci yow parce que presque sa enfance yëpp ci nga ko jaar même booy dem école di jàng alxuraan da nga ciy boole ak bay bi donc mënul dañ ci suñu bopp. li mu koy dénk mooy train bu mu nekk bu mu ko wàcc éducation bu mu am bu ko dara jaral changer ci àdduna ak lu mu mën doon ci àdduna na tegu fu mu tegu et puis gëm boppam parce que loolu moo am solo nit ki da ngay dëggu gëm sa bopp kese le reste laa ci yàllaa ko yor idée yi ngay am di nga défendre bu la ci dara dindi mais na nga ko défendre ak cohérence ak respect surtout c'est très important quand tu te respectes toi-même tu vas respecter les autres et noonu la àdduna tëddee li ci ëpp solo daal mooy gëm sa bopp te dëggu ci li nga nekk éducation bu mu am incha allah bu tegoo ci yoon du am benn lenn lu koy jaaxal ci àdduna incha allah. voilà donc kooku mooy ki nga xam ni moom la ñu seeti woon muy sa grand frère pratiquement
benn ngeen comme on dit. waaw moom sama mag la mais comme ni mu ko waxee sama seex la ndax yàlla moo ko def ma topp si moom mais nu bokk cursus de primaire ba Dakar nu mu ko waxee muy mag bu baax li mu wax yëpp ci man ci moom la nekk wax dëgg yàlla c'est très émouvant bugguma jooy sa mouchoir yi bugguma ko laal Babacar bugguma jooy mais ça m'a vraiment touché son témoignage ndax dinaa la wax bi may soog a ñëw avant may am sama këram laa nekkoon mais mu doon mag bu amul défaut di ko ñaanal moo ko njabootam yàlla mooy ko jàmm te fu mu bëgg egg yàlla eggal ko fa. Très bien tey bëgguma jël élément yu bëri ñaari élément kese laa jël mais deuxième élément bi élément bu lay bett la te da nga ni doo jël mouchoir yi mais man wóor na ma ni ma daa jël mouchoir yi ñu ànd ak waa régie ñu jox na sunu dernier élément. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين sant naa yàlla bu baax sant samay wayjur sant sama njaboot ak ñi ñu jaboote yal na yàlla def jàmm ci sama néegu ndey ak sama néegu baay ak néegu jullit yi nu bokk yi ñun ñëpp te di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal bopp jullit bu ne ci réew mi am du noonu jërëjëf leen maa ngi leen di ziyaare yéen ñëpp te di leen ñaanal gudda fan ak wér ak diine ngeen bokk kook sama njaboot ak njabootu jullit ma nag maa ko jur maa ko yar fa tabarakallahu ba mu juddoo ba léegi diine lañu xam ci moom ak lislaam ak liimaan ak laxsaan ruus na ndeyam ruus na baayam waaw tafoo naa ak moom bay alquran ji mu am man ko jële ci baayam keroog bi baayam làqoo ak léegi yëguma ni baayam génn na àddina fu mu toll ma ngi ci man ma di ko ñaanal ci kattanu yàlla ci màggu yàlla ci baaxu yàlla ci daraja yent yàlla Muhammad yal na ko yàlla yëkkati moom ay magam ak bopp jullit bu sax ci diineeg lislaam ci jamono la musal leen sàmm leen aar leen wattu leen teg leen ci diineeg lislaam ndax moo di jikkooy nit ku baax doomu jullit bu amee diine am lislaam raw na kon maa ngi leen koo ñaanal ni ma koo ñaanale maam ma duma ko gërëm dama koo ñaanal fi mu bëgg a yegg ma bëgg mu yegg fa yal na ko fa yàlla yóbbu moom doomu jullit yëpp ak ay magam ak i rakkam ak i jigéenam ak i jarbaatam wasalaamu aleykum wa rahmatullah. voilà xeltu moom. Babacar woy laa lu mu doon bañ def loo nga ma ko ndax ki nga génn nii mooy sama waajuru jigéen gis nga nit ki ñaari mbir rek la am mooy ay wayjuram te nun suñuy wayjur dañu nu yar jàngal nu alxuraan jàngal nu école jàngal nu àdduna fexe ba manqué wu nu dara si sunu àdduna loolu topp nu man ak samay frère ak samay sœur ak samay doomu baay ñun ñëpp ñu yarandoo si kër gi bokk ndey bokk baay ba léegi te gëm naa ni loolu day law ndax sëtaat yi si juddu loolu la ñu gëm te loolu defe naa duñ leen ko mën a fay dañuy def rek lu dul di leen ñaanal sunu góor gi yal nañu ko yàlla fayal bu nekk sa barsax kooku moom histoire am na lu mu si jotoon bind sax ndax bi muy faatu man dama ko woo boobu maa ngi Paris ñu waxtaan ba mu tëdd quelques 2 heures après ñu wax ma ni mu faatu na dee bu sedd dee bu yéeme ku yàlla mayoon la mais kii tamit du ñu def lu dul ñaanal ko yàlla guddal fanam bàyyi ko fi ba si kanam xam ni mënuñu leen fay suñuy wayjur nañ leen jaamu xam ni loolu amul lu ko gën rëy amul lu ko gën a rëy très bien Mouhamadane émission bi jeex na tàkk dama lay bàyyi rek si 30 secondes
nga def sa mot de la fin ñu tàggoo joxe waat daje incha allah ci yeneen jotaay. waaw Babacar xanaa gërëmaat la rek gërëm ñu nuy seetaan ñëpp di ñaan yàlla def jàmm ci réew mi njiitu réew mi li mu mbëbët ci réew mi yàlla may ko doole mu def ko ñëpp jàpp si xam ni réew mi suñ ko defaree suñu réew la suñ ko yàqee tamit nun rek noo si sonnaat ak askan xale yii ñëw ëllëg ñu préparer leen ñu fekk fi réew mu baax ba nga xam ni bi daañu mag ñi fi jaaroon lii lañ fi def aussi askanu wolof man daf ma ñor ndax ay ndaw lañu bokk fa te di ñaan rek ndaw yi nga xam ni ñoo fi nekkal tey jeunesse wolof yi ñu jéem a waxtaanaat jéem a tàppe xol yi xam ni ñun ñëpp lu ñuy wut pour askan wi la ñun ñëpp lu ñuy wut pour defar sunuy gox-goxaat la ñun ñëpp lu ñu bëgg mooy réew mi jëm ci kanam Très bien. donc mën nañu booloo nekk benn même su dee ay nit yu bokkul parti la ay nit yu bokk ci gujjee politique gi ñii nekk opposition te xam ni noo bokk ndey bokk baay. Très bien. noonu gën a defaru pour askan wi incha allah. Merci beaucoup. Merci un grand merci à Mouhamadou Fall def naa ni ñi ko doon xaar yëpp kenn amu ci maanaam gàcce ndaxte il est à la hauteur donc de sa mission def na la mu waroon def ak tey jii xeltu ci macha allah xeltu boo xam ni ñu bëri ñoo ko doon séntu di gërëm bu baax di sant. waa régie comme ni ma koy defee saa su nekk ci ànd bi ak taxawaay bi Gleb Ahmed mi nga xam ne moo nekk ak ñun ci wàllu ingeste VTR Salman Naji commutation tey jii ñu ànd ak Mouhamed Tra nekkoon koo xam tamit ko moo nu doon gunge ci lu bare Fatimetou Mawlout nekkoon ak ñun ci wàllu son ak Moustapha Mouhamed coordinateur comme d'habitude l'incontournable Dahman réalisatrice bu Aïcha Tahar caméra Sidi Hamad nekkoon fa montage Mama Dalahi script Fatimetou Zahra Rabah ak képp koo xam ni yaa ngi topp xeltu di leen jox daje incha allah samedi bi di ñëw ci beneen émission ci beneen kàngam ci biir réewu Mauritanie yàlla def jàmm ci biir réew mi yàlla muccal leen muccal nu digal nu ci géej xewal wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu